fu mu toll nii nag situation bi ñuy tekk ngir ñu mën a génn ci crise bi mu mel ni ñaari pàcc yëpp ku ci nekk nag gis nañ ne bële passé amuñu woon consensus ngir ñu daal di trouver ab solution ginnaaw gi nag ba l'école bi fu mu toll nii si ñeenti weer ngi nii tey ji ñu nekk ci perturbation lan moo undu lu nu mel ba tax na nag benn ci ponk yi nga xamante ne moo tax tey ji ba tey ji trouver guñu rek ab solution bokk na ci wàllu rémunération bi yaatal li ak Safiatou Bandiaye. beneen ndaje tey jii ci diggante syndicat jàngalekat yi gouvernement bi ñu yaakaar ni rek dina nekk bu mujj ci diggante ñaari parti yi nga xamante ne boobaak léegi déggoowuñu ngir rek génne l'école bi ci crise gi nga xamante ne mu ngi koy bloqué lu ëpp ñetti weer bile ndaje dina indi xëy na ay saafara yuy génne jàng beek jàngale bi ci crise gi mu nekk jamono ji ba jàngalekat yeeg ndongo yi mën a dellu ci classe yi ay ndaje jiitu woon bi nga xamante ne mooy am tey jilee bi ci mujj di bi ñu amaloon ci fukki fan ak ñaar ci weeru février bi weesu waaye point bi ñu déggoowul rek moo di li enseignants yu duppee correction ci ñàkk yemale li ñu duppee rek système de rémunération gouvernement bi moom ci boppam jotoon na def ay proposition yu jëm rek ci yokk li ñu duppee régime indemnitaire u jàngalekat yi pour impact budgétaire boo xamante ne dina toll ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti milliards ci suñuy koppar ci juróom-ñaari mesure yoo xamante ne bokk na ci yokk indemnité jàngalekat yi ci lu toll rek ci juróom-benn fukk boo jëlee téeméer bu nekk ci solde indiciaire bi waaye itam yokk indemnité contrôle ak encadrement bi ci lu toll ci 100% ak yeneen ñu yaakaar ni rek ay conclusion yu am solo yuy tax rek ba ñu décrisper ba faw li nga xamante ne rek moo di crise bi ñu nemmeeku saa su ne si secteur u jàng beek jàngale bi dinañ jóge ci bile ndaje. jaajëf Safiatou Bandiaye ñu daal di wat nag ci wàllub politique ak situation bi xew fële ca Guédiawaye mu mel ni nag secrétaire général national adjoint bu parti démocratique sénégalais yore itam seen communication moom nag daal di naa wax ne rek joxe nañ ay instruction bokk na ca ki lee di Mayoro Faye moom nag daa wax ne rek joxe nañ ñi lee di rek instruction ñi di waa conseil bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci wàllu Sénégal ngir ñu voteel maire bu yees bi Ahmed Aïdara ci noonee nag moom daa wax ne rek ñàkkum communication moo doxoon ci diggante conseil yi ak kile di Ahmed Aïdara ñu teewlu ko moom Mayoro Faye ak Younsa Baldé. waaw loolu mën nañ koo jàpp ndax li ñuy wax réeroo amul ñàkk waxtaan moo am ñëpp xam nañ ne opposition bi ñoo majoritaire foofu ci Guédiawaye et que malheureusement amoon na quelques problèmes de communication yu waroon permettre toute l'opposition mën a waxtaan mën a xàccandoo dóorandoo ba Ahmed Aïdara am li mu bëgg population Guédiawaye yi ko fal aussi am li ñu bëgg muy mu am un bureau municipal boo xam ne bi c'est un bureau municipal composé par les éléments de l'opposition pour que ñu mën a accompagner Ahmed Aïdara dans sa mission. waaye vote bi secret la waaw vote bi secret la mais dañu gisoon ne Aliou Sall donte le gagné nañ ko dafa bëggoon wut ay pexe pour yore bureau municipal donte le vote bi secret la kenn ku nekk jël nga sa responsabilité. mu mel ni nag ci fànn woowee sax la ñuy descendi mu mel ni nag situation bu nu mel bettul kenn du samay kaddu yi ki nga xamante ne moo di analyste politique bii di Pape Diogaye Faye ndax moom daa jàpp ne rek bu fekkee ki li di Ahmed Aïdara bëgg na rek gën a ñoŋal li lee di victoire am bi naka noonu itam sécuriser li lee di vote bu askanu ak Guédiawaye foofu rek moom Ahmed Aïdara mu daal di rem waxtaan ak ñi lee di rek conseils municipaux yu wàllu Sénégal ak bu gëm sa bopp ñu teewlu ko ba tey ak Younsa Baldé. manque d'expérience bi nga xam ne bii moom la ñu doon décrier wu sax ci niñ doon bindee liste yeeg niñ doon kiiwee loolu moo xew Guédiawaye parce que Ahmed Aïdara li mu warul jëkk a def ak ay ñoñam mooy soldat lam rek dem doxi ba mu gañee ba pare dem seeti gars yi nga xam ne yi effectivement am nañu ay conseillers defuñu ko loolu lañ nekk nii di payer cash et que bon ni ñu war a def mooy dem seeti waa wàllu ñoom li ñu laajoon mooy troisième adjoint bi parce que troisième adjoint bi la ñu laaj nañ seet ñoom kan lañ ko joxoon ñu négocier ak moom moo gën ñuy ñàkk lépp yaakaar naa ne au lieu que ñuy ñàkk lépp nañu dem négocier ji ak waa wàllu seet lan lañ leen mën a jox ñu nangu ko manque d'expérience. ñu daal di dem fële ca Ziguinchor ak honorable député Malang Seyni Fati moom nag la ñu tegaat ci bopp commune ba mu nekk ñetteelu mandam foofee ci Madina Wandifa ci noonu nag ginnaaw ba ñu ko installé ba nopp kàddu yu mu yëkkati bokk na ci rek confiance bi nga xamante ne askanam daal di nañ ko jox lu ko may nag bokk na ci rek nopp boo xamante ne da koy déglu ñi le di askanam ñu teewlu ko moom Malang Seyni Fati ak sunu ndaw la ñu toogal foofee sa si Diouf di Ibrahima Diallo. dama ne boo nee monsieur le maire da ngay wër Sénégal yëpp wala
adduna bi yëpp doo gis benn école benn université booy naan kay leen on va former les maires fii la ñu former maires yi pour que boo nekkee maire nga gérer bu baax donc am sinon ñëppay dem foofu parce que tey maire nekk maire macha allah mais amul école boobu mais dañu war xam ni que ñun élus yi ñii askan bii moo ñu fal ñoo ñu fal ñoom la ñu représenté kon nañu am seen jot ñu am seen temps ñu taxawal leen ñu nekk seen wéet ñu bañ a jël suñu bopp teg ko ci kaw asamaan kon benn woon fa ba léegi ñuy soog a président de la république def na yu bëri mais ba léegi dañuy yokk rek parce que ndox bi am na lu des lu bëri loolu sama combat la tous les jours te combat population la tous les jours il faut que maintenant war di fa am ndox bu doy maintenant war di fa am courant bu doy maintenant war di fa am tali maintenant war di fa am xale yi xëy xale yi liggéey comme lu ñuy tàmmale di def rek. ñu desandi ci wàllu wi waaye nag bi la yoon wax ak plateforme des femmes leaders yi nekkee ca Pikine ak Kër Massar ñoom la ñuy nakkarlu bokk na ca rek ñàkkum application bi ñu nemmeeku ci loi bi ñeel wàllu parité ci ba ñuy taxawal bureau bu conseil municipaux yeeg départementaux yi bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne moom moo di njiital boobee plateforme di Aïssatou Dieye jàpp ne nag ay jéego defuñu ko ci wàllu wi moo tax nag ñàkk respecté bi les parité ñu nemmeeku ko ci bureau yi. ba tax na mu ngay sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall ngir rek mu daal di jox nopp ñi leen di soxna yi bu ko defee ci élection législative yi ñu dëgmal ñu daal di mën a corriger yooyee erreur ñu teewlu ci Aïssatou Dieye di coordonnatrice bu bile plateforme ak Younsa Baldé. fekk tamit suñu ay yaay rek ñoo fa nekk ndax boo seetee tey politique ndaw moo koy def te loolu bëgg nañ tamit ay xar kanam yu bees ñu mën leen a gis ñu mën a représenter ndax boo demee assemblée nationale ay jigéen war nañoo mën a yëkkati seen ay kàddu waaye banlieue ak ni mu taxawee ak métier yi ñu fiy dégg yépp defe naa ne ay jigéen ñoom ñoo war a gën a mën a yor porter communication boobu ci lii nag incha allah fas yéene nañ taxawal benn liggéey mooy maanaam former ñi nga xamante ne sunu ay candidat lañ fas yéene nañ leen fësal incha allah luy télé ak lépp luy xarale yu bees yi waaye tamit bëgg nañ suñu wanewaat suñu bopp ci terrain bi ba président de la république dégg kàddu gi nga xamante ne ñu ngi ko koy jagleel ndax defe naa ne bu deful renouvellement ñi nga xamante ne xëy na amoon nañ 2 mandats te liggéey wuñ fi loo xamante ne gis nañ ko ñu jox opportunité ñi nga xamante ne ay xar kanam yu bees lañ pour que ñu dem. ñu daal di wax nag ci tënk wàllub yoon bile yoon ak lile di rek wàllub bàyyi ndégundiku bu ñaari député yi di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye mu mel ni ñu leen doon tuumal nag ci mbirub trafic passeport diplomatique seen boobee rek demande liberté provisoire ki la di juge bu 2e cabinet bi daal di naka neenal moom nag lañ leen di toppee ñoom ñaari député yooyu bokk na ci association de malfaiteurs escroquerie lañ leen di toppee blanchiment de capitaux waaye tam faux et usage de faux naka noonu tamit document boo xamante ne dañu ko falsifié waaye itam bokk na ci ay écriture yoo xamante ne nit naka noonu dañu ko falsifié ba tax na nag fu mu toll nii dañ leen rek fas yéene jugé ci tribunal correctionnel bu Ndakaaru ci noonee nag seen avocat moo ko xamle di maître Antoine Mbeng mi jàpp ne joxuñu ko benn notification buy firndeel ne lan moo waral ñu daal di rejeté boobee demande de liberté provisoire ñu daal di àddu nag ci leneen wax bi la yoon ci wàllum rek baykatu soble yi nekkee ca département bu Podor mer bu futtu la ñu def ginnaaw gi nag la ñuy ñaxtu bokk na ci ñàkkum jaayub seen soble googu nga xamante ne jamono ji ñuy àddu jàpp nañ ne mu ngay nëpp seen loxo ci noonee nag nee nañ situation bi lu ko waral moo di rek importation wu soble bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci biir marché bi ba tax na sàkku nañ ci autorité yi ngir ñu daal di gestu leen bu ko defee nag ñu daal leen jàppale bu baax a baax ñu mën a jaay seen soble gi ñuy bay ñu teewlu ci kile di Khalifa Niane moom mooy porte parole bu tay bi. soo bayee bu mu ñor danga ko war a jaay loolu moo tax ñu ne bay mais fekkee da ngay bay di tuuri loolu yaakaar naa ni kenn du mën a toog ci Sénégal dafa mel ne nit ñi su leen gisee tey ndaw ñi bañ di dugg ci gaal yi dañoo amoon yaakaar ci Macky Sall ba tax moom mu ñëw ni ñu bay ji ñun nag lépp gis nañu lépp li ñuy bay am na ñuy taxaw di ko yàq loolu moom métti ñu nekk fii ci département de Podor nekk ci région de Saint-Louis loolu lu ko waral mooy bay ci soble bu mu ñor da ko jaayee juróomi dërëm da ko jaayee ñaar dërëm te ñu soble ñu ngi ko arrêté woon depuis le 15 bi passé Amadou Abdou Sy président ARM depuis moom xam naa arrêt bi kañ la woon le 15 janvier la woon ñu xëy tey ñu waxaat ñu tey conteneur yi ñu nga caaree
lu dul jeex mi ngi foofu mu génne wàll kenn xamul ñaata tonne la génnee pour ndax ñun ñu tuur suñ soble ñun nag béykat yi fëllit nañu taxaw comme bu xasee ba xam ne dee rek moo des dee rek la. ñi yëngu ci wàllub xeexub alam gi ñoom mer la ñu def bokk na ca nag la ñuy nakarlu mooy situation gi ñu gis foofee ca zone des Niayes bu Pikine ci situb technopole bi ginnaaw gi bu ñu sukkandikoo ci Ibrahima Niane di président bu association action citoyenne moom nag nee na lii raam ci ñag li la jëm te bu fa amee kër du fa baax ci noonee nag sàkku na ci autorité yi ñu jël ci ay mesures ba laata rek taw bi di ñëw sinon rek dina jur ay inondation ñu teewlu ko moom Ibrahima ak Younoussa Baldé. fii loi bi lu mu wax dafa leer amul kenn ku am droit ku ñëw di defar benn projet bu doon projet bu mag rawatina ngay remblayer zone humide te defloo étude d'impact environnemental et social dañu war a def évaluation environnementale pour ñu xam ëllëg bu tawee ndox yi fan lay jaar projet bi naka lañ ko war a defee naka la ñuy yan matukaay la ñuy jël ba nga xamante ne ëllëg du sonal kenn ci wàllu environnement mais dañoo xëy gis gars yi commencé remblayer tey jii ndox bi nga xamante ne sax. moo waroon jóge si arène côté arène nationale bi jaar fii pour dem si ouvrage d'équilibre yi ndox yooyu yëpp gars yi point yooyu yëpp fatt nañ ko donc ñun vraiment buñ ci waxul ëllëg dañu suñu responsabilité day engagé moo même sax boo duggee si technopole bi ci biir am na zone yoo xam ne dañu gis ba léegi ñu ngi fay def ay remblaiement te loolu c'est anormal moo tax ñun dañuy jóg taxaw dénoncer loolu. ñu daal di rek wax ci leneen lu soxal wàllub jigéen ñi daal di koy duppee femme agriculture résiliente mooy projet bu yees boo xamante ne nag Affaires mondiales Canada ak yeneen i partenaires ñoo ko daal di financé lañ ca jublu fexe nañ rek ba gën a jàppale ñi leen di jigéen yi ak tamit ndaw yi bu ko defee ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllu mbayub ceeb kaani ak konji ak yu nu mel ñu daal di ciy gis seen bopp bu baax a baax projet la boo xamante ne ci diirub juróomi at la koppar yéen ca dugal toll na ca fukki milliards ak juróom-ñeent ci fukki millions ak juróom-ñeent ci rek dollar ba tax na nag foofee nga xamante ne moom moo di Kolda ñoom lu ñu bëgg rek moom moo di jigéen ñëpp daal di ciy gis seen bopp ñu teewlu ci kile di Dabo Baldé ak sunu ndaw lu ñu toogal ca Kolda di Pape Kadiali Badji. projet boo xam ne day intervenir ci région Tamba Kolda ak Sédhiou. donc projet bi lu muy gën a liggéeyal ce sont ay li fédération yi di FEPROBA nga xam ne ci ceeb bi lay liggéeyee fédération APROVAC ak fédération des producteurs de banane de Sédhiou ñoo xam ne ci filière banane la nekk mais aussi ñu ngi liggéey ak AJAC fédération boo xam ne day liggéey ak GIE jigéen ñu bëri ci filière piment ak filière gombo donc projet bi dañ ko fi Affaires mondiales Canada moo ko financé ñaari ONG canadienne ñoo ci liggéey mooy le CICI et le SOCODEVI mais aussi am na ay partenaires sénégalais ñoo appuyé ci liggéey bu ñuy def ci zone. coût projet bi c'est à peu près 19 millions de dollars pour 5 ans. ñu jógee ca Kolda wutali Tambacounda daal di wax nag ci programme d'urgence bu modernisation wu axe territoire ak yi nga xamante ne moom moo di frontières yi mu mel ni nag daal di nañoo célébrer rek ñaareelu édition bu bébé équité fële ca Temonto nekk village boo xamante ne mu ngi dox ci diggante Sénégal ak réewum Gambie ci commune bu Maka Koulibantang mu mel ni nag initiative bi lañ ci jublu moom moo di rek gën a encourager jigéen ñi ngir ñu mën a fréquenter structure sanitaire yi bu ko defee nag ñu daal di gën a mën a gis seen bopp ci wàllu prise en charge bi ñu dem foofee ca Tambacounda fekk fa suñu ndaw lañ fa toogal di Mamadou Samoura. ñuy jégalu ci qualité sonore bi ñu daal di àddu nag ci wàllu tënk ak feebaru mbas meek tolluwaay wi ni ki tey ji am na ñu toll ci ñaar fukk ak ñeent ci ay cas yu bees ci limub junni ak ñaari téeméer ci ay test yu ñu jot réalisé benn contact la ñu am ñu ngi koy topp naka noonu tam ñaar fukk ak ñetti nekk ay cas communautaire ñu am mbas mi tax xamuñu fu ñu ko jëlee fanweer ak ñaar daal dina ñoo wér ci feebar bi juróom nag jamono ji ñuy àddu ñoo nekk ci anam bu jéggi dayo nekk ci service de réanimation yi waaye ba tey ji ñuy àddu
fi mu toll nii ci bésub démb bi amul kenn koo xamante ne ñàkk na bakkanam ci mbas mi. ñu daal di descendi ci wàllu wér-gu-yaram bi la yoon daal di wax nag ci feebaru cancer du col de l'utérus muy feebaru butitu njurukaay gi mu mel ni nag lu ëpp ci juróomi junni ci ay doomi aadama ak lu toftal daal di nañuy ñàkk seen bakkan at wu jot surtout ci atum 2020 gi ci feebar boobee fii ci Sénégal nag toll nañ ci fukki junni ak benn yoo xamante ne moom la ñu gis ci rek statistiques yi ñu mujjee nemeeku bu ñu sukkandikoo ci docteur Ousmane Dieng di spécialiste en cancérologie moom nag daal dinaa wax nag bu ñu bëggee mbir mi nag xeex ko faw ñu daal di jëmmal li leen di sensibilisation bi def tamit dépistage na mu gën a teele surtout nag ci tout tànk yi nga xamante ne am nañ lu toll ci juróom-ñeenti at ñu teewlu ci yaatal yi ak Adjaratou Aïcha Gningue. infection bu jëkk buy wàlle cancer bu jëkk ci jigéen ñi papillomavirus dafa raglu. par exemple 2020 bi am na juróom-benn fukki junni jigéen yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan. Sénégal fii chaque année dina am au moins ñaari junni ak juróomi téeméer yi jigéen yoo xam ne dañuy am cancer du col ci biir ñooñu nag boo si jëlee fukk yu nekk juróom-ñett yëpp dañuy ñàkk seen bakkan. ñàkk xale yu jigéen ñi mooy li fi gën a gaaw a dakkal canceru butitu njurukaay. ñàkk xale yi nga xamante ne am nañu juróom-ñeenti at ba fukki at ak ñett bu ñu ko jëlee bu ñu nekkee xale bu ñu demee ba nekk mag même bu ñu amee doomu jàngoro bi du leen jox cancer. saytu teel lésions précancéreuses yi ci jigéen ñi. dépistage jigéen yi nga xamante ne ñoom tàmbali nañu sëy am fanweeri at ba juróom-benn fukki at ak juróom-ñeent donc ñooñu aussi dañuy war di dem di saytu seen buntu njurukaay. société sénégalaise bu fibroscopie ak district centre de Dakar ñoo jàkkaarloog taskatu xibaar yi waajal bés bu àdduna wërngal këpp di xeex cancer butitu njurukaay ñeenti fan ci weeru mars bi nu dëgmal. jërëjëf Adjaratou Aïcha Gningue ñu àddu nag ci leneen wax rek ci wàccaayu màggal Kazu Rajab bi nga xamante ne nag dafay màggal juddub ki la di Serigne Fallou Mbacké borom na am mu am ba tax na nag autorité yi nga xamante ne ñoo nekkee foofe ñu ngay sàkku ci bépp service ak yu ni mel ngir ñu daal di amal ab ndaje boo xamante ne nag dañuy fas yéene waxtaane rek ci boobee événement ñu nam ko amal fan yi ñu dëgmal surtout jamono joo xamante ne ñu ngi ci période mbas mi ñu ànd ceek sunu ndaw la ñu toogal foofee ca Touba di Abdoulaye Diagne. Magalu Kazu Rajab di fàttaliku ganek àdduna Serigne Mouhamadou Fadal Mbacké dinañ ko amal ci 20 fan ak juróom-ñett ci weer wi. ci wàllu wér-gu-yaram fukki photo avancé ak juróom garab yi dina doy incha allah service d'hygiène fexe nañ ba am produit yi ba tàmbali liggéey bi. kaaraangeek doomu aadama yi ak seen alal dinañ ko sàmm. police dina def li ko war yépp. patrouille yi fu ne ñu nekk fa balay ñëw ci jour bi ba bu passé gendarmerie waxi na courant bi danañ fexe ba mu yemb ne lu bëri ci la aju. sa la ndox mi aju sa la lépp aju lu bëri dina am ay équipe permanent